asalaamaaleykum waa Ngor tey dañu ñëw pour waxtaan ak yéen ci li nga xam te ne moom mooy li xew ci réew Sénégal à travers les partenaires stratégiques ñu jàpp ne sibiru dafa bari ci Afrique ñoom ñu développer ay stratégie pour mën a xeex sibiru te ñu gis ne sibiru bi aussi méthode de prévention bi mooy nit ñi aaru ci moustiquaire te yàlla def ñu nekk ci centre de santé Ngor centre de santé Ngor ànd ak suñuy télévision locale pour mën a waxtaan ak waa Ngor ci tey les différentes étapes bu ko defee ñëpp mën a am information ci ak nan la ñu war a taxawee ak nan la ñu war a participer ci activité bi ba mu am réussite mu nekk njëriñu askanu Ngor gépp donc tey damay jëkk dalal sama kilifa muy chef de village ci information Grand Jaraaf État du Sénégal à travers ministère de la santé programme national de lutte contre le paludisme tey dafa am programme bu ñu wax couverture universelle mooy maanaam fexe ba askan wi yëpp tëdd ci sànke bu ñu nàndal sànke bu ñu nàndal nag dafay dimbali contre matt yoo moo tax nag tey ñu génn alal ju bari jënd ko ay moustiquaire bëgg askan wi yëpp tëdd ci moustiquaire tey ñu nekk fii ci Ngor yow nga nekk borom dëkk Ngor nekk chef coutumier Ngor nekk jaraafu Ngor tey ñu bëgg nan ngay waxtaane ak sa njaboot ba li am solo bi xam ne état def na ko mi à travers ministère de la santé su ko defee nan la njaboot gi war a taxawee pour accueillir acteurs yi xam ne ñoo war a ñëw ak importance su activité bi donc ñu jox Grand Jaraaf nga bàyyi ñu sa impression ñaanal ñu aussi pour que yàlla mission li ñu bëgg a def ni mu mën a tegu ci yoon. asalaamaaleykum waa Ngor maa ngi nuyu ñëpp je me présente Jaraaf Saliou Samba chef de village Ngor lii nu jublu nii nag yàlla dafa dogal daanaka primauté bi noonu la ko yàlla jagleel tey ndaxte fan yii yëpp la rajo nationale daana wax ne am na formation entre Ngor Wakam Yoff ak Mermoz je crois mbir moom la ci la ñu nekk officiellement nag dañuy commencé mbir mi fii tey ci Ngor ndaxte mbirum ñëpp la ku wax nag une couverture universelle ñëpp war na mën a yëg yëguma rek dañuy bañ ba tax na lu jóg léegi sol suñu dal la xeebu nu kenn fu ñu dalati ñu dal taxaw wax ñu taxaw foon wax pour mbir mi ñay joxe alal ji nag du noonu ñu nga fële yàlla xéewal leen ñuy ay partenaires jël seen loxo dugal seen poche jënd ak lu mu leen mën a coûter ça fait des milliards di ko joxe ci réew mi nag du Ngor rek du Wakaam rek du Yoff rek du Ndakaaru rek pépp la boo nag réew mu Ngor dans son Sénégal dans son ensemble amul benn gox bu war a des kon nag na ñëpp a yëgaloo nun fii nag bu ñu yëgee war ci taxaw xam tam ban cër lañu ci am cër booba mooy dugal mbir mi soxla ci noppi ñëpp lan la sibar bii li muy rey bari na am na ay sibar yu ñuy joxe mais kenn mënu ko maîtriser wallahi te jëf ju gaaw yu bon lay def nit ñi romb na fi léegi jaar na fi léegi waa moom kañ la feebar fekk mu ngi ko wéyale loola moo ñuy gaañ ñaare am na sax ñu daan wax ne polio bi fi daal jaar li tax moom te mu daan def ravage moo di dañu yaakaaroon ne sibar la dañu bokk ay symptômes boo xam ne bi ñoom lañu manifesté daa ko pajam sibir après pajam sibir fekk muy polio mu dem ba yàqate ci rido yooyu ab na fi yooyu nag yàlla dogal ne ñu ngi koy weesu waaye sibar bii la ñu visé léegi li muy def métti na on parlait des millions pour l'Afrique mais man sax li ñu xam ne ñu wax mais am na ñoo xam ne kenn xamul leen rey te loolu la kon nag nu ngi ñaan ñëpp di Ngor di Wakaam di Yoff maanaam suñu gox bii nañu góorgóorlu ba bu nu kenn devancé ci mbir mi
lëf-lëg bu ñu la ko joxee ngir xeex sibiru bi nanu def lépp taxawaay bu wér ke si nekk système si këram ak njabootam muy ni mag lal bu nekk ndax moustiquaire nga fa ñii kat diw amul la ñuy bañ comme c'est une couverture universelle nag nañ ñëpp sàngoo bañ kii tëdd liw mbaje ne si kër gi ñëpp xaju si ba kii day seet naa ne liw moo affaire dama liw waaye bu dee moustiquaire ku dugg si kër ga fa fi doomu aadama di fanaan jar na sax yow borom kër gi nga xañ sa bopp jox njaboot gi mu sàngu depuis teg ñoom le ministre Ousmane Ngom daanañu fi démarré yu mel nii ca Matam rien que pour xeex sibiru bi c'était un vrai combat mais ba tey amul si ndam loolu nag négligence bi si lu biir la ñu war a moytu di bañ a xeeb leen na foofu bi la dekk ngir yàlla sañ wax ne ah man de nekk sangam de awul te di wax faafu naan ñuy kiñ jox la kon nag ma taxaw ni foofu am na solo ñu ma ànd dañ si sànni seen i kàddu wasalaam ngeen baal ma xam. waaw gannaaw bi ñu borom dëkk bi dalalee te mu am ay éléments yu fort yu mu génnee nan lañ doon traité sibiru bu jëkkoon ak yan activité te ñu am fi équipe cadre district déjà muy madame Beng surtout TDR yi ak les différentes stratégies yi ñu mettre en place pour xeex sibiru c'est pour un peu nga dëggal waxi Grand Jaraaf en tant que technicienne nekk kilifa ci district bi si un peu nan la sibiru di reye nit ki ak coono bi nan lañ ko war a moytoo et lii bokk ci étape décisive yi xam ne dañuy wax jamono ji éradication. Pré-élimination. salaamaaleykum waa Ngor ku si nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant waaw comme ni ko Jaraaf waxee sama papa Sall c'est vrai palu bi daan na rey lu bari te am na ay jéego yu bari yu ci jaar boo xoolee autant nawet hôpital da daan fees dell mais boobu ba léegi programme palu toogul am na jéego yu ñu ci def parce que boo xoolee au début autant ku daan grippe sax mun na laan faj comme palu mais léegi faj bi avancé na ba nga xam ne boo yëgsee rek dinañ la defal ay test xool ndax palu la loolu lépp ci jéego yu ñu def jéego yooyu mooy lii ki feebar di gis mais am na yeneen i jéego yoo xam ne doo xool parce que Sénégal yëpp boo xoolee palu bi dafa wàññeeku ak doole palu bi dellu na gannaaw ak doole parce que boo xoolee Sénégal dañ ko def léegi par pàcc am na ñu nga xam ne ba léegi palu nga fay rey incidence yi bari na fi mooy ñu nekk en rouge am na ñu nga xam ne boo fa gisee benn cas palu balaa ngay gisati day yàgg boo xoolee mooy ñi nga xam ne dañuy nangoo tëdd ci sànke moo tax jéego yi ñu def yëpp def liggéey ci ba nga xam ne léegi dañu xam ne sànke li mu mën a aar ci doomu aadama ci palu moo ëpp que garab yi nga daan ñaan boo xoolee daan nañ naan autant ay Nivaquine yooyu yëpp loolu yëpp dépassé nañ ko parce que am na ay études yu ñu def ba yegg ci fi ñu toll nag ci seet bi yëpp lii ñu gën a mën a aar mooy sànke yi ñu nàndal moo tax ñun moom la ñu téye te boo xoolee palu bi ñu mu gën a sonal mooy jigéen ju wérul mooy jigéen bu ëmb bëggum leer ak xale tuut tànk xam nga sa kër ku la aaral xale tuut tànk aaral la jigéen gu wër aar na kër gi kon nag ñu góorgóorlu rek jël programme bi stratégie yi ñu nar a développer nii ñaari stratégie la muy le recensement maanaam ñu dem xayma ci kër gu nekk kan fay fanaan li sama papa waxee bëgguñu kenn ne man amuma ku ne amuma yaa ko teg sa bopp parce que tàggat nañ ay ndaw yoo xam ne dinañ dugg ci gox-goxaat yi dugg ci kër-këraat yi laaj leen ñaataa fay toll bàyyi leen coupon yi nga xam ne denc leen ko fa ngeen di denc seen or ngeen andi ku andi sa coupon dañ lay jox parce que li ñuy joxe nii dañu ko may ñun pour ñu jox leen ko yéen askan wi te ki ñu ko may impôt la bàyyi xaalisam bu mu waroon mën a jëndal doomam jouet xaalisam bu mu mënoon dem vacances ak doomam la jël xañ boppam jox ñu ñun Afrique ndax dañoo néew doole pour jox ñu mun a aar suñu waa kër yi ci sibiru loolu rek laa amoon lu ma ci dolli wasalaam merci. mais présenté wu la parce que Sénégal ak. waa Ngor xam nañ ma Sénégal xam nañ ma man maay Rokhaya Samba waa Ngor laa nekk district ouest. di liggéey ci programme élargi de vaccination mooy programme bi aar xale yi ci sibiru moo tax fu ñuy aaree xale rek je suis au devant
merci beaucoup c'est bon. ok merci maman ñu ngi lay gërëm ci témoignage yi ak les différentes stratégies parce que effectivement wax nga TDR yi mooy tax ñu mën a traiter tey ñu ngi ci centre de santé Ngor et programme bi aussi suñu responsable major nekk fi et mu am ay pàcc yoo am solo yoo xam ne def na ko léegi moom li ñu koy laaj mooy yan site de distribution la am ak aussi yan jafe-jafe la xam ne moom lay ñaan waa dëkk bi mën ko jàppale ba waa Ngor gépp mën a am moustiquaire te moom du sonn relais yi du ñu sonn ak lan la bëggee ñu jàppale ko ay relais donc ñu bàyyi ko mu présenté wu et aussi def appel à askan wi. salaamaaleykum waa Ngor maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant waaw man la Astoulaye Ndoye man maay majoru centre de santé Ngor bi donc mi ngi noonu par rapport ak CU Milda bi mooy distribution moustiquaire bi am nañ fi ay ndaw comme ni ko madame Mbengue waxee léegi Rokhaya Samba ni mu waxee léegi par rapport ak ndaw yi ñu tàggat donc formé nañ leen ñaari fan ñi ñetti fan parce que ci kaw loolu dafa am ay relais yuy dugg ci biir kër yi pour def recensement bi mais ci kaw relais yooyu am nañ ay superviseurs yu ñu formé 3 jours yoo xam ne ñoom ñooy topp ndaw yooyu ba xam ndax liggéey bi ni ñu leen ko sante woon ndax def nañ ko noonu wala déet donc tàggat nañ leen xam nañ li ñuy def ci terrain bi suba lañ war a démarrer incha allah mooy mercredi le 3 pour jeexal le 8 donc ñun li ñuy xaar tey jii mooy que ni tey ci ñoom ñooñu noonu. képp ku dëkk Ngor képp ku yeewoo Ngor rek ñu recenser la andi la ci boole la ci fiche yi ba bu keroogee bu ñu toogee pour valider moustiquaire yi au moins nga ku nekk mën a am moustiquaire donc lal bu nekk am moustiquaire moo ñu tax a jóg donc ñuy ñaan waa Ngor yépp ñu jàppale leen ndaw yooyu ñuy dugg seen kër yi ñu jàppale leen bu baax accueillir leen ba ñu jël information yooyu ñu fa soxla et je pense que ni dina am parce que du tey du ren rek lañ ko def daan nañ ko def nañ ko 2013 macha allah ñu génn ci def ko 2016 génn ci donc man je pense que ni 2019 bi du am problème donc biñ koy def nag ñëpp jàppale nañ ñu waa dëkk bi jàppale nañ ñu xale yi tamit jàpp nañ ni fii seen dëkk la te jàpp nañ ci bu baax te réussir nañ ko incha allah donc ñu ngi ñaan rek dellu di leen ñaanaat di leen ñaaxaat à ce que ñu góorgóorlu ba ñu atteindre suñu objectif parce que affaire bi du Ngor rek Ngor Wakam Mermoz Sacré-Cœur Yoff ñëpp la te bëgguñu jël ndaare comme ni que madame Mbengue di waxee donc bu ñu mësuñu jël ndaare donc bu ñu ko jël donc c'est juste ça donc dañ leen di ñaan rek xale yi bu ñu ñëwee ñu accueillir leen à ce que ñu am information yi ñu bëgg ba jour distribution bi duñ ci am benn problème que ñu yaatal ñu daal ñu def suñu liggéey ni mu waree kër gu nekk am moustiquaire lal bu nekk am moustiquaire ñu mën ci tëdd guddi bu nekk guddi gu nekk at bi yëpp nit ku nekk mën a tëdd ci moustiquaire donc loolu lañ bëgg mooy les 3 toutes donc xale yi dinañ ñëw ak seen ay t-shirt ak seen ay casquette ñu def ay 3 toutes ñu xam ne ay ndaw centre de santé bi lañ ay ndaw ministère lañ ñoo leen fa envoyé uniquement pour ñu liggéey donc dinañ nekk ci dëkk bi pendant 6 jours muy du 3 au 8 incha allah donc dinañ fi nekk mercredi suba ba altine bi di ñëw del ñu ñaan rek ngeen jàppale xale yi ibbi leen porte yi et je pense que ni loolu duñ ko laajaat suñu papa Sall papa chef de village bi duñu ko laajaat papa Babou ni papa Djibril yàgg nañ ci jàpp te dañ ci jàpp incha allah donc dañuy ñaan rek ngeen ibbil ñu bunt yi ñu def liggéey bi ni mu waree te duñ ci am benn problème maa ngi jégalu ci kàddu yi. en fait c'est juste par rapport à Almadies difficulté yi ngay am est-ce que amul appel ba def ci les zones difficiles pour que ak zone résidentielle yi nga xam ne mooy kii bi ñoo xam ne dinañ leen mën a parce que souvent tam ñu ne bokkuñu ci fekk ñun boole ngeen leen ci mais dafay am solo ci lu mel nii ñoom ñu gis ne effectivement ci liñ bokk mooy les zones accès difficiles yooyu. waaw c'est vrai am nañ ay zones accès difficile mooy que ni au niveau des Almadies 1 Almadies 2 des fois Ngor extension bi c'est un peu difficile parce que des fois da ngay ñëw kër ga doo fa fekk kenn jànq bi ngay fekk ci bunt bi no gardien bi ngay fekk foofu mu ne la kii kenn nekk fi kenn du fi dugg donc dañuy am d'énormes problèmes pour recenser leen te à chaque fois bu ñuy dem di leen recenser dañuy en général gardien yi sax ñoo ñuy kii mais bu ñu demee bay distribuer ci la borom kër yi ñëw taxawee na moustiquaire la ñuy bëgg donc te loolu day xaw a difficile su ñun parce que tey jii nii bu ñu demee def recensement bi
à partir de ñi ñu recensé rek la ñuy jox moustiquaire yooyu donc day difficile pour que ñu recensé wul ñu mën leen jox moustiquaire donc ñuy ñaan rek côté boobu noonu bu ñu si amee lu ñu si mën dimbalee ba accès bi yomb au niveau des Almadies ak Ngor extension quartier résidentiel yi donc ñu mën ñu si jàppale ba accès bi yomb foofu. donc merci ñu ngi lay gërëm ci xel bu rafet bi ak yéene bi nga am donc ñu nekk fi aussi ak suñu délégué de quartier parce que bu ñu wax tey quartier bi le délégué mooy kilifa bi ci quartier bi tey ñu andi pour jàppale quartier bi askan bi quartier bi pour ñu mën a jariñu ci feebaru sibiru et que ñu ne poste de santé bi wala centre de santé bi am na zone accès difficile te accès difficile bi aussi am na ay délégué de quartier donc yow en tant que président délégué de quartier ñuy bëgg nga wax ñu yan pexe ak nag nga ñuy mën a jàppale ba l'ensemble des délégués de quartier muy Almadies muy Ngor muy village ñëpp mën a bokk ci biir mbir mi parce que dafa nekk lu am solo xam nga ku dul aar njaboot gi rek ku dul aar nit doo aar sa bopp parce que lu dal sa njaboot rek ci sa kaw lay xëpp parce que da ngay ñàkk jot en fait wala nga dem di ci jàpp parce que en tant que délégué de quartier je pense que ban appel nga mën a def ba non seulement waa Ngor yi nekk fii ak quartier yi nan la ñu war a organiser pour jàppale programme bi mais ak zone accès difficile bi loolu la ñu bëggoon Papa Babou nga présenté wu. man maay El Hadj Babou Samb président bu délégué de quartier commune de Ngor maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar comme ñi ma jiitu ni ñu ko waxee sibiru dafa ne feebar boo xam ne ñun xamuñu sax gravité am ñu ngi naan sida mais sibiru bi sax moo gën a garaaw sida donc dañ ko war a moytu. et comme yàlla def na ministre de la santé ak ñi nga xam ne bitim réew la ñu ne jël nañu seen alal jël nañu ay moustiquaires donc jaaduwul ñu laaj ay moustiquaires te duñu ko utiliser recensement dana am na ay xale yu ñu tàggat daañu ñëw ci kër yi pour recenser leen maa ngi ñaan délégué de quartier bu ci nekk ku ñëw sa quartier na nga bàyyi sa lépp ànd ak xale yooyu dugg ci kër yi yombal leen liggéey bi. waxtu añ sax ku mu fa fekk soo leen mënee jox ñu añ sax wala ndox dana ci baax su loolu passé nag ngeen exiger avant ñuy dem ku ci nekk laaj sa coupon parce que coupon yi jour de distribution bi moom la ñuy joxe ku amul coupon nag doo am sa moustiquaire may ñaan délégué de quartier yi ku bañ na duñu la recenser ñuy joxe moustiquaire yi ñu ñëw pour intervention bu kenn defal kenn intervention ñëpp ko bokk. donc na ngeen nagu ñu recensé leen nit ñëw laaj la kër gi ñaata nit moo fi ne mais wax ko si juróomi nit nga ne juróom si fanweer nga ne fanweer mais loolu dara amu si parce que suñu recensé wul mais du ñu xam ñaata moustiquaire la ñuy joxe recensement bi su jaaree yoon rek daañu xam ñaata moustiquaire la ñuy joxe fi may terminer rek mooy fagaru nañu fagaru bi mooy paludisme li koy indi mooy yoo su amul fu mu ne yaakaar naa du mën a reproduire na kër yi na ngeen bale kër yi ba mu set fu ngeen gis leket wala pot boo xam ne amul njariñ su oto bi ñëwee na ngeen ko tuuri yooyu suñu amul fu ñu ne rek bu yàggee dañuy disparaître maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. nga bàyyee ba parce que délégué de quartier nga en fait da nga am lu am solo te bi ñuy tàggat relais yi ñoom dañuy bañ aussi dañuy mere leen acteurs yi. parce que du ñoom ñooy ne diw nangami moustiquaire war a am. parce que c'est le comité de suivi. bi nekk fii moom moo war a def validation. waaw donc pour que aussi ku bindul. mere bàjjenu wala relais parce que def na liggéeyam. waaw andil na ko information bu ko matalee. ba ñu jox ko coupon. kii validé. donc yéen ñi nga xam ne yéen ñi lay validé comité de suivi bi nekk fii. un peu dafay baax ngeen wax ak askan bi. aussi. nan la ñu war a taxaw bu ko defee ñu xam ne ku nekk daf si am cër. askan bi ñu fekki këram daf si am cër centre bi am na si cër. mais yéen comité bi aussi da ngeen si gën a am cër en fait. valider nangam si jamais que problème am aussi yéen ngeen war a jouer médiation. donc loolu yëpp nag ñuy ñaan. pour mu nekk si jàmm. di def liggéey bu mucc ayib donc yan appel ngay def nit ñi pour que ñu mën a xam ne effectivement lu ñi ñooy àtte mais commission la. un peu ni ngeen taxawee fi par rapport. jërëjëf monsieur le maire wax nga lu am solo. daf may fàttali les bourses familiales xam nga dañuy dugg ci kër yi ku ne def dossier recensé ku ci amul ne diw de moo ma xañ alors que commission moo la xañ donc mooy affaire moustiquaire yi rek suñu recensé bu pare am na commission boo xam ne mooy seet famille bu ci nekk war na am nangam ci ay moustiquaire et ku ñu recensé nag
nombre bi nga yaakaar amuloo ko bul yaakaar ne monsieur le maire wala jaraaf wala kenn moo la xañ non non commission bi moo seet ne lii nga war a am ñu jox la ko ñu leen di ñaan daal vraiment moustiquaire na ngeen koy utiliser. man bi may jàngalee ñu affecté ma Casamance musuma tëdd si moustiquaire mais bi ma demee nangami at tëdd naa si moustiquaire te amoo benn problème c'est une question d'habitude rek waaw su ma ko defuloon peut-être yow dana matt ba ma am ay feebar mais ñibbisi naa si jàmm ak salaam. jërëjëf waaw li nga wax am na solo donc bàjjen bi yow bi ñu la tàggatee déjà lii fii kii tollu conséquences yi ñàkk tëdd si moustiquaire lan mooy conséquence économique feebar bi productivité bi un peu li nga xam ne mooy bu fekkee nit ki feebaru yow jàpp na ko li mu mën a andi si gàllankoor ak ñan lay touché si gàllankoor. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sant man maay Ramatoulaye Sy président des bàjjenu gox de Ngor comme ni ko monsieur le maire waxee rek gàllankoor yi sibiru mën a indi dafa bari surtout ma si kër gi. parce que si kër gi su fekkee dafa am ku feebar fekk responsable borom kër gi def mën na tax borom kër gi su fekkoon dafa defoon économie du mën a économiser te ndaxte dina jënd ordonnance dina fay transport ñu indi malade bi bu ñëwee bu fekkee hospitalisation dina fay hospitalisation su fekkee itam xale bi bii sibiru dafay jàng école. dina tax du mën a dem jàng ji école te day jàpp njaboot gi si lan parce que su fekkoon borom kër bi dafa li woon defoon benn plan ba pare si kër gi xam nga weer bu jot da ngay gis responsable day def gestion ne fii ba fii lii laay def léegi su fekkee dafa am ku feebar si kër gi li mu prévenir woon pour def ko du ko mën a defti parce que yëpp jël na ko ordonnance dugal ko si kii feebar léegi moom nuyu na ñëpp famille bi yëpp nuyu na famille bi yëpp ak encore booy jàngi école doo mën a dem jàngi ji école frais médicaux yi day feeñ si kër gi moo tax il faut mu yor responsable bi moo war a yor sécurité famille bi gain bi tamit day wàññi mooy si gain bi ak les 3 tout mooy 3 tout yi mooy njaboot gu nekk responsable bu nekk borom kër gu nekk yow yaa war a fexe ba sa njaboot di tëdd si moustiquaire yi ñu si sànke yi ñu nàndal at mi yëpp guddi gi yëpp ak bés yëpp année bi yëpp yow responsable bi yaay responsable njaboot gi parce que da ngay dem si kër borom kër gi ne la man de damaa ngi tëdd si moustiquaire waaye sama njaboot mënuma si dara gis acteur communautaire bi moom ñëw recensé rek ñu jox la moustiquaire rek loolu la man wax la li si bër di def mais yow responsable bi nga xam ne yow yaa njaboote kër gi yow yaa war a def le tout ba sa njaboot di tëdd si moustiquaire yi ñu nàndal comme yow ni nga si tëddee da ngay def le tout ba sa njaboot mën si tëdd ñenn ñi da ngay dem ñu ne laa mënuma tëdd si moustiquaire dafay def nii ni bu ma si tëddee demee nii dafay fekk ñoom ni ñu koy jëfandikoo moom lañ xamul parce que moustiquaire ku la ko jox boo ñëwee da nga ko war a weer si kër ba mu am waxtu wi nga ko weeroon ba waxtu wi dellu si maanaam muy 24 heures nga door si dugg te boo si dugg itam moustiquaire dafa am nu ñu ko war a bordé parce que su fekkee sa lal nga am nga ñëw nga dugal côté bii bàyyi côté bii yoo bi mën na si dugg te nee nañ la yoo bii joxe si bëru guddi lay jóge lay jog nee nañ guddi lay jog te moustiquaire itam dañ koy toppatoo dafa am entretien su tilimee mën nga ko fóot mais du tout le temps ngay fóot moustiquaire kenn du ko fóot tout le temps wax nañ la mën na nga fóot moustiquaire mën na am 2 fukki fóot mais du tout le temps te moustiquaire gi mën na am 2 at moustiquaire itam su fekkee dafa xotteeku wax dëgg yàlla te amagul 2 at war nañ ko mën a ñaw comme nii sa buuba di xotteekoo rek nga di ko ñaw moustiquaire itam su xotteekoo noonu nga koy ñaw moustiquaire itam dafa am nu ñu ko war a fóote dañ ko war a fóote ndox moo xam ne ndoxu robinet la te boo koy fóot tam waruloo ko fóote ay eau de javel yi ay omo wala def bleu saabu ordinaire nga ko war a fóote te saa yoo ko fóotee ba pare waroo ñëw di ko weer si ay kirtindi wala si ay miir moustiquaire dañ ko war a weer si ligne mais na ligne gi nekk si ker loolu daal yaakaar naa ne buñ ko toppoo dinañ jël sibiru dina fi jóge dina dem sa xaj te loolu la ñuy ñaan yàlla sibiru jóge fi
moo tax ñuy wax ñun ñëpp ku mu mën a doon ngir yàlla waa Ngor ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp nañu tëdd ci moustiquaire yi ñu nàndal ngir mucc ci matt yooyu yi nga xam ne moo ñu jox sibiru. wasalaam. fi nga daanele laay tàmbalee ngir mucc ci matt yoo bi nga xam ne moo ñu jox sibiru nañu tëdd ci sànke bu ñu nàndal mooy njaboot gi ñëpp guddi yi yëpp at mi yëpp dañ ciy delluwaat njaboot gi ñëpp guddi yi yëpp at mi yëpp parce que li tax ñu dellu si mooy des fois dañuy jàpp ne si nawet rek la léegi yoo bi di am te fi mu nekk nii ak changement climatique bi jaww bi ni mu yàqoo moo tax jamono june yoo waa ngi fii te guddi lay màtt guddi gu métti te li nga wax dafa am solo tellement si wàllu conséquence économique bi di nga dépenser de l'argent sauf sàggane ba feebar am sibiru bu fekkee ne sa doom la sax yow baay bi wala yaay ji sa doom bu feebaree dootoo tal sax dara doo tala togga doo tala lekka doo tala sax liggéeyi parce que sa doom bii gën a tuuti feebar na si matt yoo donc moo tax ñuy bëgg a ndigam bu kenn feebaree rek ñëpp a sonn donc dañu bëgg a ñëpp parce que bu baay bi soo feebaree ndax matt yoo du dem liggéeyi kon du andi dépense kër gi. bu yaay ji feebaree ndax matt yoo su boobaa bu baay bi joxe dépense du mën a togg su liir bi feebaree ndax matt yoo donc dafa am solo li nga wax trop mooy conséquences yi. maintenant pour atteindre stratégie yi dañuy jëloon aussi ñi nga xam ne tey mooy suñuy jigéen muy suñuy mbokk ñoom ñu am liggéey bu am solo parce que dañu bëgg ñëpp jot information bi kenn bañ a wax ne yëguñu moo tax tey centre de santé bi jël na ñi nga xam te ne muy Sénébu pour mën a dugg ci gox yi pour mën a waxtaan yéene yégle donc dafay am solo ñu di leen déglu parce que ñoom aussi dañu am wàll ci biir mbir mi mooy kaddu fi mu mën a yegga xëy na relais yi tey information am na ñu am télévision peut-être dinañu seetaan mais ñi amul télévision amuñu chaîne bi xëy na à travers ñoom dinañu mën a yëg information bi nga xam te ne tey dinañu ci mën a participer et ñu gis ne ñu bëgg nag mu nekk Ngor gi yëpp parce que communauté guinéenne bi communauté séeréer bi communauté joola bi képp ku dëkk Ngor da nga war a bokk ci biir parce que benn doomu aadama ak foo mën a jóge rek da nga am importance ci société bi te ngay liggéey bu am solo nga présenté wu un peu nga wax un peu li nga xam ne moom nga bëgg a yéene déjà à travers télé bi mais nga wax leen ne di ngeen wàcc ci terrain bi au moins ku jotale li nga xam ne yooyu yaa ngi koy wàccee pour que ñëpp mën a jot information. kon asalaamaaleykum waa Ngor salaamaaleykum mbooloo mi fi toog suñu kilifa yi fi toog di wax ne yëkkati suñuy kàddu sax seen kanam du jaadu waaye liggéey bi moo ko laaj ñu ngi jéggalu ñëpp di sant monsieur le maire ndax tubaarkàlla liggéey bu am solo ngay def ci dëkk bi ndax bu ñuy wax santé di la gis à chaque fois yow ak sa passif ci dëkk bi ñëpp am nañ sa sant am nañ sa ngërëm pour delloo la njukkal li ci topp mooy li ñu tax a jóg dëkk bi yëpp njaboot gépp war ci taxaw ñun nag boo gisee ngeen boole ñu ci macha allah dañ ñëw ci dëkk bi ngeen boole ñu ci dëkk bi yàlla jox ñu fi cër boo xamante ni lépp lu ñu war a yëgle ci dëkk bi rek am nañ ci wàll ngeen jox ñu ko ba mu doy kon wàll woowu ngeen ñu jox dañuy ñaan ci yàlla nañ ko mottali bi mooy lan mooy ni ngeen ko bëggee ñu defale leen ko noonu te it li ngeen ñuy yëgleloo tey ñun ñoo ci war a gën a sawar parce que ñëpp a bëgg a wér ñëpp a bëgg a jàmm bëgg xale yi nekk ci bonne santé ci kaw loolu nag dañuy jël tubaarkàlla sànke yi nga xam ne dañ ko nàndal sànke yi ñu nàndal nag liñ ci jublu mooy lenn ñun ñi nga xamante ne ñoo yor kàddu dëkk bi ci kaw wàllu yëgle bi ñu dugg ci biir kër yi ñuy dugg ak biir néeg yi ñu war a dugg pour xamal leen na am na ñoo xamante ne ñu ngi ñëw pour waxtaan ak yéen ci dimbali leen ci wérgu yaramu xale yi dimbali leen ci wérgu yaramu yéen kilifa yi ci kër gi ndax comme ni ko bàjjanu gox waxee kër gi bu fekkente ne ni papa ji dafa tëdd dépense du fi am su yaay ji tëddee kër gi du mën a set bu doom yi wérul yaay ji duñu am jot pour setal kër yi kon ñun luy suñu waragal mooy xamal leen ne am na ñoo xam ne tàggat nañ leen pour ñu ñëw ñu yaatal leen ubbil leen kër yi xamal leen ñaata doomu aadama ñooy soxla sànke yi ñu nàndal xamal leen ñaata laal ñoo fi nekk ñan ak ñan ñoo ko war a am parce que dañ ko war a jël tout le temps chaque jour tous les nuits kon war nañ ci taxaw ñu ngi jéggalu nag di ñaan ci yàlla lépp lu ngeen ñu ci sant ñu gunge leen ci bokk seeg yéen ndax xoggalu ko kat bala ngaa lakkale
kon ñaan nañ yàlla na suñu lii ñuy dox yàlla def ci jàmm may ci Ngor ndam. Ngor musta jël ginnaaw mosula jël ginnaaw lépp loo xam ne askanu Sénégal soxla na ko buñ duggee Ngor président dina kontaan ministre bi dina kontaan ki nga xamante ne mooy monsieur le maire ci dëkk bi ak tubaarkàlla macha allah suñu chef de village dinañ kontaan parce que ñoom nii suñu kilifa ni ñuy taxawee ngir dëkk bi nekk ci jàmm am comme toujours noonu la waa dëkk bi bëggee loolu kon yàlla nañu yàlla jàppale. maa ngi jéggalu. waaw man maay Oumy Niass ma war a ànd ak Seynabou Aw ñu jàppale leen ci liggéey bi dox ko ci dëkk bi te incha allah ñu ngi ñaan ci yàlla comme ni ma ko waxee li ngeen ñu soxlaa mooy toujours ñu di leen jàllaleel seeni message yi nga xam ne askan wi ñoo ko war a bokk doomu aadama yi ñoo ko war a bokk ñu ngi ñaan yàlla mataleel ñu ko man ak Seynabou Aw dinañ dugg ci dëkk bi ak lépp luñ ci mën pour njaboot gi ñu jëfandikoo li nga xam ne mooy sànke yi ñu nàndal ñu dox ko wax ko ba bu xale yi ñëwee ñi war a tàggat loolu ñëwee ñu ubbil leen seeni bunt jox leen numéro téléphone yi encore papier bi nga xamante ne mooy carte bi ñu leen di jox pour ñu mën a jëli sànke yi ñu nàndal ñu respecté ko denc ko ba bu jour ba ñu mën a présenté wu loolu ñu leen joxoon pour ñu am sànke yi maa ngi jégalu. li nga wax am na solo ñu gis suñu rakka muy Ablaye Sène nekk fii aussi nekk ndaw parce que dañu bëgg ñëpp mën si jot information bi mooy li ñuy wax tey bu ñu la jëlee yow pour nga yéene ñi amul télé mën a jot Ablaye am na ay ndaw yoo xam ne déjà duñu bëgg a tëdd si musique déjà mu nekk problème te ñëpp xam nañu matt yoo amul liir amul ñëpp lay matt yow bi ñëpp la mën a matt yow à travers canaux yi à travers yan appel ngay def ndaw ñi pour ñu mën a jàppale programme bi aussi sensibiliser seeni waajur pour ñu mën a réellement tëdd si moustiquaire parce que dafa am solo parce que ñëpp la ñu bëgg a aar te bu ñu sañoon si biiru bi dañ et bu jëkkoon daan nañu gis sax mooy comme ni ko madame Beng waxee daan nañu gis sax nit ñi di organiser ay quartier propre mooy dindi taaj yi ndox yeeg yooyu yëpp donc ndaw si jamono ji mu amee doole war na amal njëriñ dëkkam te yow ñu gis ne am nga pas-pas donc ban appel ngay appel ndaw ñi par rapport ak li nga xam ne mooy liggéey bi ñu nar a def nii muy encore ñu dellu siwaat mooy dañu fas yéene may askan wi ay sànke te hôpital bi dina tàggat na ay ndawam pour ñu recenser ñu bëgg encore une fois nit ñi joxe information bi hôpital bi su ko defee ñu mën a xayma ñaati moustiquaire li ñu war a am pour Ngor pour mën ko joxe et lan moo si nekk taxawaayu Ngor yi Ablaye. bisimilah inna waliyallah ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp comme soxna si ni ma ko waxee mooy maanaam bu kilifee yëkkee kàddu moom amaana dootoo mën a tee wax daal mais comme kii ni ma ko waxee monsieur le maire mooy comme man li ma si apport bi may indi mooy comme jeunes yi ku xamante ne gis nga ne relais yi dugg nañ seen kër ba bindal la benn coupon yow mën nga jël coupon bi nga denc ko pour yow pour bu ko defee bu maire yi mënul jug wala xale yi mën a jug yow nga jël sa propre responsabilité dem jëli ji moustiquaire yi pour seen waa kër boobu noonu première bi mooy pour loolu parce que yow jeune bi yow yaa gën a peut-être yaa gën a am temps pour dem jëli ji loolu parce que am na ñoo xamante ne dañuy tayal beneen bi mooy comme gars yi ni ñu ko waxee problème bi xamante ne moom la relais yi di am si biir kër yi amaana comme bu ñu demee si almadi bi ak yooyu noonu comme souvent première année bi ñu ko njëkkee def di nga am problème mais bi ñu demee ba xam ne kat moustiquaire yi dëgg la dañuy ñëw pour wax ne kat ñoom bi nekkuñu fi woon dañu liggéeyi woon gardien yooyu gardien yi am nañ fulla ju doon ne bu ñëwee laaj leen ne leen kat kër gi ñaari nit fi nekk ñoom dinañ la kër gi 4 personnes dafa nekk wala 3 personnes léegi nga bind 3 personnes yooyu noonu 3 personnes yooyu du pour waa kër gi de pour moom la mu yóbbu ko këram parce que xam na ne moustiquaire yi ñoom duñ ko utiliser. beneen bi mooy da ngay ñëw si benn kër ne leen kat wax leen sensibiliser leen si affaire de moustiquaire ñu ne non fii kër gi patron bi nee nag kenn du fi dugg wala ñoom ñëpp dinañ tëdd si ay moustiquaire mais après moom patron bi mooy ñëw na la kat suma kër jaaru leen fa. te ñëw boo doxee ba si kër googu da nga naan ka kat yow kër gi ñëw naa fi kii moom wax lii ak lii loolu ñu xamante ne am na si affaire bi daal te affaire bi du ay fo tëdd si moustiquaire neex na quoi parce que tëdd xëy ba suba te yow màttu la rek sant yàlla la tamit comme day ram ni ma ko waxee da nga siy économiser lu bëri loolu tamit xam nañ ko si lu bëri parce que am na comme jeunes yi léegi boo seetee boo yu ndaw yi ñi si yor ay kër bëri nañ
comme loolu tamit ñoom tamit ñu si farlu bu baax a baax bu ko defee ñoom ñoo ñu ñëw jël si moustiquaires yi ñoo xam ne seen poos moo siy diis mais pas poosu paa bi wala mère bi amaana sa rakk bu feebaree wala sa papa feebar yow mi sa wàllu bopp yaa koy jënd ji kon noonu balaa muy ñëw nag comme yow nga jël ses responsabilités jël coupons yi dem jëli ji moustiquaires yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu kàddu yi. waaw léegi ñu nekk fi aussi ak représentant toujours district ouest je pense que Diatta dégg nga un peu appel bi nga xam ne moom la les différents techniciens ak acteurs yi li nga xam ne def nañ ko aussi appel et gis nañ ne aussi programme bi naam andi na dara mais xëy na li mu andi du mat si wàllu yëkkati moustiquaires yi nombre de moustiquaires yi andi ko fii si un peu relais yi seen añ si biir kii bi mu nekk kii lan ngay def comme plaidoyer pour que autorités yi mën a jàppale un peu comité Ngor pour un peu à travers état am na lu mu joxe à travers CDS am na lu mu joxe mooy bi nekk si centre bi. Et je vais faire un témoignage devant toute sa population parce que aussi tamit à chaque fois su ma wootee malgré son âge day jógee fii di dem bi Yoff fu ma ko wootee ñëw il est disponible pour sa population pour jël information jox population en matière de santé. di ñuy délégué de quartier aussi di nuyu aussi tamit son papa Djibril Samb ñoom ñett yal na leen yàlla may gudd fan ak wér parce que tout le temps ñoom laay gis tout le temps si j'ai des problèmes devant la population de Ngor su ma leen wax ñoom ñett laay gis donc damay ñaan aussi tamit yàlla bàyyi leen fi lu yàgg parce que amoon nañ njëriñ population du ñu aussi tamit ñu fi nekk ñëpp ñu fekk débat bi ñoom madame Mbengue équipe cadre vraiment moi aussi moom c'est mon professeur moom laa ne professeur vraiment et lorsque elle est venue aussi dans le district aussi elle nous a beaucoup apporté elle a beaucoup apporté pour le district moom aussi maa ngi koy ñaanal yaay Moussa guddi fan ak wér-gu-yaram donc di ñaanal ñëpp bàjjen gox yi di ñaanal aussi tamit suma copain Baytir vraiment moom aussi tamit mu ngi góorgóorlu pour le bien-être de la population de Ngor gis ngeen ko day daan dooleem day daw fu nekk lay dem pour indir pour population Ngor donc déjà moom il est tenté de faire un plaidoyer il a commencé na ko di nuyu aussi tamit seen maire Ati ak Alpha vraiment en matière de santé ils ont beaucoup fait pour le centre de santé de Ngor donc je lance un autre appel et Ati monsieur le maire vraiment sonal nañ la mais c'est pour ta population su fekkee mën nga appuyer les relais le centre de santé pour au moins ce moyen matériel financier vraiment on en a besoin pour le bien-être de la population aussi tamit pour aussi tamit surtout les voitures pour le transport moustiquaire yi vraiment soxla nañ ko foo ñu mën a am auto rek ou bien camion on est preneur vraiment ñu ngi lay ñaax pour nga jàppale ñu añ bi aussi tamit relais amuñu añ CDS yi ñu ngi góorgóorlu tey aussi tamit temps yi moom vraiment xaw na métti loo tax nag ñu bëggoon nag monsieur le maire nga jàppale aussi tamit muy añ ak ndox su fekkee relais yi mën nañu añ ou bien mën nañu lekk vraiment nous sommes preneurs bu ñuy fàtte aussi tamit ñuy yéene yi mooy crieurs yi ñoom aussi tamit seen baat rek la ñu am maa ngi leen di gërëm di leen di sant kër ëtt dugg leen foofu pour nit ñi mën tëdd si sànke ñu ngi leen di gërëm aussi tamit seen message commencé na jàll dëgg naa information commencé na jàll di nuyu aussi télévision locale bi vraiment télévision Ngor bi ñu ngi leen di nuyu di leen di sant man dama am yaakaar madame Mbengue si télévision locale vraiment parce que ñoom ñooy télévision de proximité man en général ñoom laay liggéeyal bien vrai que des fois sax duñu leen jox dara devant te population li ñu leen di jox sax vraiment c'est un peu dérisoire mais quand même comme seen askan lañ nekkal ñu ngi leen di nuyu di leen di sant major bi aussi Assoulaye vraiment un chapeau à toi yow moom suma jigéen nga quoi vraiment nga jën a góorgóorlu rek dégg nga ngeen jën a góorgóorlu yaag Baytiir ngeen nekkal fii askan bi lépp loo xam ne que lu baax la rek def leen ko lépp lu bon aussi tamit ngeen teg ko fal yàlla nañu yàlla musal si seytaana ak bala yàlla nañu yàlla jàppale ñu dugg si mbir bi si bisimillahi rahmani rahim ñu génn si alhamdulillahi rabil alamin Baytiir merci. waaw xam naa ne du ñu jeexal waxtaan bi Papa Djib un peu ñu di la effectivement ni ko Diatta waxee amul fenn fu ñu dul woote te taxaw la ànd ak Papa Sall wala Papa Mame Babou ak yeneen délégué yi fi nekkul ñu bëgg nga sànni ñu ñaan en tant que kilifa au moins yàlla may ñu ndam si askan bi yëpp kenn bañ a feebar sax waxuma sax feebar sibiru waaye kenn bañ a feebar wala bu fekkee ne mënul ñàkk sax feebar mais mu néew ñu feebar
yàlla jàppale ñu ba li nga xam ne tey mooy natt bi ñu yàlla teg si suñu kaw ñun ñëpp nga defal ñu ñaan pour que ñu mën a oo waa Ngor ñëpp mën a góorgóorlu mën a ñëw bokk si activité bi ku nekk am nga si cër et yàlla suturaal ñu donc Papa Diop. asalaamaaleykum waa Ngor. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyoo man maa ngi Djibril Samba notable délégué de quartier di bokk nag li may doon ci waxtaan mooy liñ ci waroon wax yëpp wax nañu ko du ñaax nit ñi rek nag surtout maa ngi wax ci côté ñaari côté dinaa waxtaan ak notable yi muy borom kër yi waxtaan ak xale yi xam ne ñooy relais yi di ëllëg jàmm la ñuy commencé liggéey bi dama bëgg borom kër bu ne muy notable parce que ay délégué de quartier lañu moom nag ñooy notable yi leen bëgg borom kër bu ne bu xale yi ñëwee nag leen yaatal ubbi leen bunte yi ñu recensé leen jox leen ay ticket coupon yooyu leen di jox dañuy bañ ba liggéey jàmm ngeen di ñëw ci ñun man day aw ma dan mooy kër gu ñu dugg jox leen ay coupon yooyu boo liggéey bu ngeen di ñëw moom ngeen di andiwaale ñun tam li ñu bëgg mooy que ni waa dëkk bi ñëpp am parce que dañu bëgg ñëpp am parce que bu dul loolu liggéey jàmm boo feebar léegi muy xam sa doom moo xam sa jabar moo xam mu yow sa boppa coono rek la lay andil ki la koy fanqal di la may nag moustiquaire boo xam ne pendant 3 ans mën nga ko yore 2016 lañu ko defoon macha allah 2019 bi lañu bëgg mu dàq bi woon 2016 nañu fexe ba mu réussir à 100%. délégué de quartier bu nekk président waxoon na ko sànq délégué de quartier bu ne na nga trouvé sa quartier sa zone ba képp koo xam ne war naa moustiquaire coupon na ko am. relais yi bu ñu ñëwee ngeen délégué de quartier nga tamit sas naa leen ne la xale bu fa ñëw bu soxlaa ndox jox na nga leen jëndal ay mbuusi ndox. paquet ndox yi sachet ndox yi ba seerul wutal leen ndox bu fekkee dañ fi waxtu lekk dafa fekkee it jox leen ñu lekk parce que ñoom ñun la ñuy liggéeyal 5 jours rek lay doon de 3 au 8 la da ngeen fexe ba juróomi fan yooyu ñuy liggéey nañ ci liggéey bu muccee bi leen di jàppale nag parce que ki lay liggéeyal da nga koy téyele loolu ragal la ma si doon na ngeen góorgóorlu nag na ngeen góorgóorlu parce que liggéey bi ñuy liggéey pour nun la bu sunu njaboot amee santé ñun ñoo ci sunu poste moo ci yaxan borom kër bu nekk ne surveiller këram lal bu nekk war na am sànq boo ko amee itam na nga ko takk am sànq teg ko ci lal bi amul benn njëriñ da nga koy takk boo guddee ak jàmm nga dugg ci boo ko yoree pendant 3 ans bu beneen 3 ans ñoo ñu joxal la beneen sànq encore loolu laa mën na mu ci na ngeen góorgóorlu nag danañu ko surveiller de borom kër bu ne danañu taxaw ci xool ak délégué de quartier yi ba xam ndax sànq yi la jox jël nga ko wala déet na ngeen bind ñëpp nag li ñuy bañ amuma da nga war a am coupon yi xam ne relais yi moom lañuy joxe fexe leen ba ñu jox leen seen ticket boobu liggéey jàmm boo ngeen joxee coupon yi ci lañ leen joxe sànq yi wasalaam. waaw donc ñu ngi gërëm waa Ngor di rafetlu jotaay bi ak appel bi je pense que mooy buñ ko tënkee mooy jamono ji dañuy fas yéene dugg ci biir dëkk bi def recensement sensibiliser nit ñi ci matt yoo parce que nee nañ matt yoo mooy joxe sibbiru te sibbiru day rey ngir fagaru ci matt yoo dañuy tànn tëdd ci sànke bu ñu nàndal ndax ñu mën a mucc ci matt yoo boobu donc ñuy def appel waa Ngor waa Almadies ñëpp daal di jàpp ci liggéey bi parce que jàpp ci liggéey bi mooy nga joxe information bi nga xam ne moom la centre de santé bi soxla pour mën la gunge pour mën la boo fi nekkul ñu mën la oo parce que bu ñu laajee sa numéro téléphone bu fekkee ne bés bi jot na dinañ la mën a oo pour mën la jox un peu sànke bi donc loolu nag ñuy bàyyi xel ci loolu di ñaan ndaw ñi jigéen ñi xale yi mag ñëpp daal di ubbi seen kër yi ñoom ñëpp bokk nañ ci képp ko xam ne jàpp nga ne am na ko war a am information sax ci biir kër gi te amul information tey boo déggee lii rek jàppal nga jàllaleel ñu information bi ñoo xam ne ñun ñëpp tey dañuy jóg taxaw tem ngir xeex sibiru ndax sibiru jóg fi faw merci